asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indil li nga xam ni dafa nekk brochette ginaar boo xam ni c'est fait à base de safran ak ay quelques saf-safal yoo xam ne dañ ko si boole dinañ si defar aussi boole ko ak xamas pour ki nga xam ne bëgg na ko donc sans plus tarder lii nag moo si dem dinañ soxla comme niñ ko waxee rek ginaar donc man dënn bi laa utiliser pour brochette bii may defar ni dënn bi moo gën a gaaw et puis mooy gën a neex aussi quoi dinañ ko soxla donc dinaa leen wan dama ko dagg ay tranches dinañ si ñëw dinañ soxla aussi li nga xamante ni moom mooy tuuti yaourt nature pour ki nga xam ni bëgg na mais daf koy tendre loo donc ku koy xam ni du ko utiliser bien boobu mu koy commencer di utiliser ndànk-ndànk parce que di nga koy lekk si ay shawarma dinañ soxla aussi li nga xam ni moom mooy huile pour def aussi suñu marinade bi dinañ soxla aussi huile d'olive loolu dinañ si ñëw après dinañ soxla citron ak tuuti vinaigre ak ail dinaa soxla tamit li nga xamante ni moom mooy suñu quelques légumes yoo xam ne dinañ ko si boole donc mu nekk soble ak tamit poivron yi donc ñu am yu ndaw yi ak yi nga xamante ni moom mooy kaani yi nga xamante ni pour ñi bëgg yu saf kaani sel poivre dinañ soxla aussi li nga xam ne moom mooy safran li tax ñi koy wax bu safran donc dinañ ñëw ci loolu dinañ soxla aussi pour xamas bi li nga xamante ni moom mooy pois chiche moom mooy chickpeas dinañ soxla tamit li nga xam ne moom mooy tahini paste moom mooy pâte de sésame bi dinañ soxla tamit li nga xamante ni ñaar yi dafa optionnel li nga xamante ni moom mooy beet powder man loolu betterave la quoi comme yoruma betterave fii nii donc poudre bi laa yore damay daal di defar ñaari façon xamas moo tax donc moo tax ma utiliser loolu pitaaya yi aussi tamit ku ko amul mun nga ko boo amee bu frais bi mun nga ko utiliser wala nga bàyyi ko si boppam nga di yem si benn xamas bi rek dinaa leen wan ñaar yëpp ku nekk ni nga koy utiliser dinañ soxla tamit li nga xamante ni moom mooy thym pour suñu ginaar bi ak aussi poultry seasoning loolu dafa nekk ay mélange thym marjoram ak affaire yooyu noonu soo amul thym te nga am poultry seasoning mun nga ko utiliser muy si assaisonnement pour volaille la quoi su fekkee amoo ko aussi te nga am thym nga utiliser thym kese donc sans plus tarder duñ def rek du ànd ak yéen si waañu bismillah voilà li ngeen gis fii mooy dañuy daal di ñëw jël suñu ginaar yi daal di koy tranché donc tranche yi nag moom ku nekk yow yaay xool rek noo ko sentiree nga def ko parce que man tey jii bi nga xam ni moom laa bëgg a defar moo tax ni ma bëggee def brochette yi moo tax ma koy tranché mais ki nga xam ne dafa bëgg a def brochette normale rek su ko neexee voilà li may wax mooy li tax may tranché ginaar bi c'est parce que ni ma bëggee defee tey jii brochette yi moo tax quoi donc loolu noonu li may def mooy dama ko bëgg a def ay rouleau daal pour ki nga xamante ni bëgg donc damay daal di wut ndox bu ndugg rek laay def pour comme ça nga xamante ni dañuy daal di ñëw kiiwu safran bi laay njëkk a defar ba pare ndoxu safran bi ba pare parce que comme niñ ko xamee rek ki nga xam ni poudre bi la yore moom day daal di jël bu poudre bi rek daal di koy def si ndox bi donc damay daal di jël man doom yi laa yore donc ñu daal di ñëw su la neexee nga dem def ko si ndox noonu tàngal kook yooyu mais dama koy jéem a man xaw a dëbb fii tuuti mu mokk moo tax ngeen gis ma génnee sama kuur bu ak sama gënd bu ndaw bi soo amee blender aussi mun nga ko def mu dëbb ko en poudre gis nga dëbb ma damay broyer nii rek mu defal ma ko poudre comme ça ma mun ko utiliser donc kii bii nii dafa baax si ay neex na si ay marinade ak yu mel noonu gis nga soo demee si kii place yi nga xam ne dañuy jaay ay shawarma ak affaire yooyu noonu yenn restaurant yi donc lii la ñuy def yëf bi da nga koy jël defar ko daal di koy garder yow si sa frigidaire bu ma ko defaree damay defar quantité bu bari après li si des ma garder ko nga xam ne beneen yoon su ma soxlaa du ma defar dara damay ñëw rek génnee ko incha allah.
voilà gis nga dañ koy bàyyi nii 10 à 15 minutes après mu commencé nag di yàbbi si biir donc ñu daal di ñëw li tax feesalu ma ko mooy après dama siy def ndox bu sedd comme dama koy ñëw mariner léegi dama ko xaw a yàkkamti mais soo ko defaree lu bari moom nii rek lañ koy def gis nga après bàyyi ko sinon dañ la koy jaay bu ñu defar nii ba pare muñ lañ la ko jaayee ay ay 6 ak 7 dollars alors que lii ça ne te coûte même pas ça tuuti rek ngay jël rek après jeex na donc nii lañ koy tegee à côté bàyyi ko muy def ay bagaasam après ñu daal di continuer ñëw commencer dagg ndawal li après wan leen incha allah. gis ngeen poitrine baa ngi nii donc damay jël ma dagg ko ay filet donc damay daal di commencer fii bismillah fii moo gën a dëll fii ma daal di xaw a lelli tuuti ci kaw pour tolloole leen pour mu gudd la rek même chose fii dafa dëll ma lelli ko ubbi ko comme kii papillon ñu ñëw defar marinade bi tuuti ñu dolli ci lii ndox léegi boo bàyyee lépp day toog ci suuf amaguma temps boobu damay ñëw segg ko ndax mu gaaw donc yaourt maa ngi nii bismillah xaaral attends bala may def yaourt attends xaaral comme bàyyiwuma ko mu toog lu yàgg bàyyi ma booster déjà ginaar gi d'abord lii c'est pour couleur bi mun ci dugg bu baax donc en attendant après dañuy jël daal di wàññi pour badigeonner ko ci kaw kii bi ci kaw ginaar gi donc dina fekk mu gën a xonkaat encore voilà fii li ngeen gis nii moom mooy suñu kii bi pois chiche yi moom la ñuy jël nii donc dañuy daal di ñëw rek kii ko xolli ko dañ koy xolli d'abord yu ñu baxal yi la ba pare ku amul bu ñu baxal da nga koy kii donc man li may def mooy dama koy broyer nii comme boo doon defar akara voilà nii dañ koy def wala nga jël ko su fekkee ni affaire conservation d'eau kiiwu la noonu mun nga dem ci robinet bi daal di jël di ko sotti nii di changer ndox bi ba baa muy set donc benn ou ñaari aller retour rek mu jeex ah donc nii lañuy def après ñëwaat wan leen incha allah ñun bu ñu paree niñ koy defee donc dindi ko lii ku bu neex mun nga bañ a def étape bi yëpp mais soo bëggee mu liis neex vraiment il faut nga def lii comme ça mu nekk comme si da nga yu ñuy jaay yi li nga xam ne moom ngeen di jënd ci fast food yeeg yooyu donc dañuy dindi xollit yi yëpp donc noonu la ñuy def rek après ñëwaat ak yéen incha allah. voilà donc gis ngeen dañuy daal di ñëw rek commencer. bismillah donc raxas nañ yëpp ba mu set gis nga nii même bu amee ay tuuti c'est pas grave donc mu ngi ni mën naa ci bàyyi tuuti ndox bi rek voilà léegi ma commencé ko pulser voilà c'est selon votre préférence man damay def mu xaw a saf tuuti léegi nag ñu commencé blend ñu def tuuti huile d'olive pour mu aider machine bi damay def tuuti huile d'olive donc bugguma man mu bari huile d'olive loolu damay def environ 3 à 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive après li ci des ma koy compléter ak ndox incha allah bismillah damay bàyyi nag muy daw.
voilà donc damay dem jëli tuuti ice daal di koy def fii comme ça mu dimbali ma moom mooy kii glaçon soo ko amee nga def ko wala ndox bu sedd guy sama ndox bi taxu koo sedd donc glace lay jël di ko def comme ça muy broyer di ma indaaleel liquide aussi fii moo tax du ma si defagum ndox en attendant sama ndox bi bu ma amee ndox bu sedd xayrun bu seddee guy ma def ko incha allah. gis ngeen avant ma siy def glaçon yi boo xoolee nii gis nga fii nu mu mel ni laaj bu ñorul bi mi ngi nii noonu la doon def donc gis nga boo xoolal rek contraste bi moo lay wan ni mi ngi liis ndànk-ndànk donc damay continuer waat léegi bu ko defee ma daal di jël aussi tuuti ail daal di siy def sama ay assaisonnement yooyu comme ça mu ànd ak moom purée donc benn yëf bi nga xam ne dama koy def te nga xam ni loolu c'est optionnel dama siy daal di def tuuti rek li nga xamante ni moom mooy kaani donc pour ki nga xam ni bëgg na ma dama siy def tuuti pour mu jox ko goût parce que xamas dafay xaw a mel ni lu xaw a lewet tuuti des fois donc su ma defee nii léegi daal di commencer assaisonner léegi ku nekk yow yaay xool lu la neex nga assaisonner ko man damay jël quelques affaires yoo xam ni c'est pas conventionnel mais man dama ko bëgg ci sama xamas donc daal di ciy def voilà bismillah def un peu d'oignon tuuti rek tuuti c'est optionnel nag quand même soo amee en poudre bi mën nga ko def donc daal di ñëw def tuuti ci sama mélange d'épices, un peu de poivre noir, un tout petit peu rek daal di def sama sel voilà daal di ñëw nag def suñu citron ci biir bismillah moom dafay am citron voilà léegi nag xaaral laaj un peu d'ail wala lu bari yow yaay xool rek lu la neex voilà gis nga su la neexee mu gën a dang lii mais boo ko defee ci frigidaire bi après dafay dang aussi donc ñu bàyyi ci xel parce que bu nakkaaralee tamit doo ko mën a lekk bu baax donc nii la ñuy continuer ba ñuy changer di def di wàññi kii bi xamas bi après ñu ñëw indil leen buñ siy def beneen kii bi beneen kii flavor yi incha allah. ay betterave ak yooyu ak pitaya bële dafa baax ci suñu wér-gu-yaram surtout bu fekkee ni nit ki par exemple dafay am tendance di anémie ak façon yu mel noonu mi ngi nii xaaral soo amoon bu kii bi bu mokk bu doom bi da nga koy baxal ba pare après nag léegi betterave bi baxal ko dagg ko daal di koy def ci biir walaale kook moom su fekkee ni nag comme li may def nii poudre bi nga am nga utiliser poudre bi bismillah man non seulement bienfait yi mais aussi couleur bi dafa am couleur bu may wër couleur bu mel nii moom laay wër moo tax may dolli nii gis ngeen ni mu commencé génn lii laay wër couleur bi donc xaar leen ba ñu pare après ñu ñëw won leen incha allah. donc nii dañ koy tegee ci lu sedd rek ci frigidaire wala lu munti doon après ñu ñëwaat encore incha allah. voilà léegi dañuy daal di ñëw commencer nag jublu ci commencer assembler li nga xamante ni moom mooy suñu ginaar gi donc mu ngi nii sànq defoon naa ci thym ak poultry seasoning mais dama fàttaliku ni wanuma leen ko moo tax ma tegaat ko nii ci kaw nii pour wan leen ni comme ça bu ko gisul woon nga mun ko mën a gis fi mu nekk donc ñu ñëw nag léegi
li ma leen waxoon sànq li tax ma dagg ko ay lamelles c'est parce que ni ma ko bëgg a présenter la après gis nga mu ngi nii damay jël ma rouler ko gis nga nii mel ni comme pour defar sama ay kii gis nga comme nii noonu laa koy def noonu laa koy rouler incha allah léegi nag kii bu la neex ngay utiliser lakkukaay bu la neex ngay utiliser su la neexee nga wut yu dijji wala yu kii yi yu tàpp yi comme ni ma koy defee nii donc mu ngi nii même boo amee bantan mën nga ko def donc bu ma defee nii damay gis ni su ma defee nii bu njëkk attends voilà ndax ma xam bu njëkk bi fu muy nekk dama koy jam tuuti nii rek def nii daal di ñëw gis nga dañ koy def spirale voilà gis nga dinañ leen si wan yeneen façon nga xam ne da ngay am looy def si biir genre yu mel noonu yooyu yëpp dinañ si ñëw incha allah mais pour le moment dañu bëgg a ñëw rek saa bu ñuy def yii nii dañuy njëkk a def yu basique yi ba pare mooy the basic ones and then from foofu ñuy évoluer quoi donc ba nga xam ne nit ñi confortable nañu def ko ñuy évoluer nag léegi moom dafay rafet gis nga churrascaria yi lay ndirool comme maanaam fogo de chão yi mooy yu brésilien yeeg yooyu moom lay gën a ndirool mais bii nii tey nag moom bu mun na nekk russe mun na nekk aussi azerbaïjanais ak yooyu noonu yëpp yow yaay xool ñaata nga si bëgg a def si par skewers mooy brochette yi donc ñu ngi taal préchauffé suñu kii suñu barbecue grill donc mu ngi def ay affaire am en attendant ñun ñuy pare donc ñun dañuy préférer moom mu ñuy xaar que ñun ñu koy xaar laa gis ngeen tey moom këriñ laa jël këriñ Sénégal macha allah moo tax damaa kontaan excité ba mu bëgg a dee donc mu ngi nii dañuy daal di ñëw teg donc damay xaw a tas këriñ bi nii pour mu am distribution fépp voilà donc léegi su la neexee nga bàyyi ko nii maa ngi xool su ma dinaa ko xëy na wàccee one notch voilà léegi nag ñu ñëw yow yaay xool lu la neex nga boole kook moom man damay bañ affaire yi rëcc sama loxo donc damay daal di jël beneen skewers teg nii ñu xool quoi parce que yii nii tey dafa xaw a diis par rapport ak ni ma ko daan defee avant yooyu ñoo gënoon oyof léegi bu fekkee antananu ko rek dama koy dindi donc ñu daal di ñëw bismillah gis nga bii sax jarul ma ko fiy teg ma koy bàyyi noonu rek mais teguma ko sax ci kawam bismillah voilà donc nii rek lañ koy def dama koy jéem a aplatir nii rek léegi nag bàyyi ko muy def ay affaire am ndànk en attendant donc ngeen gis ni bu ci kanamee tuuti après ñu ñëw ëlbati ko donc bu ko defee ñu daal di ñëw def yeneen yi tamit yi gis ngeen même ndoxu safran bi moom laay jël pour def ko ci sama kaani salade yeeg kaani yi voilà donc moom aussi dama koy jël di ko badigeonner ci ginaar gi tamit gis nga bëgguma ko laalal ginaar gi parce que ñoragul complètement ci benn côté bi moo tax donc da nga siy def rek tuuti sel fi mu nekk nii bàyyi ko muy def ay biram waa kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mu ngi woon nii ñu defoon leen brochette boo xam ne rouleau de kii la
de poulet moom la ñu jël def ko en brochette donc mu nekk beneen façon boo xam ni ku nekk mën na ko essayer tey nag émission bi ñu ngi koy jox képp koo xam ne rek yow yaay safo bernde plus particulièrement les grandes dames de chez Bilo di tànn aussi si ñooñu sama doomu baay jati maa ngi la koy jox magu jàmbur soxna Gàmmu Laay fële ci Arabie Saoudite ñu ngi la koy jox di ko jox Maria 221 jox ko Latifa Konaté fële ci Team Maroc di ko jox soxna Anna Diouf Khady Sarr sama sister soxna Samb maa ngi la koy jox ak soxna Ndey Aram Jaxate tey jii ñooñu lañu may émission bi di leen wax ni bu leen fàtte di abonné ak aussi di liker vidéo yi di ko partager aussi bu baax a baax te bu ngeen abonné bu leen fàtte aussi appuyer ci cloche bi comme ça à chaque fois ñu dugal dara mu mun leen notifier di leen jox dig daje ba beneen di leen wax ni dellu siwaat nañu ci jàmm ak salaam di jégalu rek ci dog-dog bi ñu amoon fan yi yëpp du suñu coobare nag loolu moom du suñu coobare mais incha allah ñëwaat nañu encore ci kàttanu yàlla dinañ delluwaat même kii bi même emploi du temps bi ñu amoon bi di génnee par mercredi ak par kii aussi dimanche yi tamit donc di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah